Wakaam laaj leen wax waa Mbaaw wax waa Tëngéej ñu leen lii laa fas yéene def ñu daje ci staffu Dakar laaj ci ban émission laa koy defee ñu ne nañ la tànn yow. man ñëwuma fi laaj man ñëwuma fi ci sama coobare bopp rek ni Pape Ngagne de am na ñeneen ñu ne bëgguñu woon ma ñëw ak yow. lu tax ñu ne ma façon waxam. man leen danaa wax ak moom. kon man damay kilifa Lebu goo xam ni du ma jóg te joxuñu ma mission. du ma dem te tàggoowuma du ma def lu mu jubóowul ak ndombi tànk yi. Rabbul Kaaba barki démb laa la dignitaire Dakar yëpp laa dajale. ne leen lu seen xalaat ñu ne ma lii ak lii ak lii. noonu la Ndakaaru tëddee. d'accord grand Serigne yu ci bëri da nga ma ci dul tontu te dama bëggoon vraiment nga indil ma ci ay leeral. mooy lan am na ci solo. mooy mooy taxawaay bi ñuy xaar. mënoo nekk grand Serigne. yow wax nga ko léegi. ca xalif généraux yi. ku ci nekk. ci yenn notable yi non waxuma loolu mais au moins. au moins nga def nga def benn. xaaral Pape da nga bëggoon ma ne la Pape Ngagne joxe naa 10 millions ci Covid bi. yooyu mooy taxawaay bi. non mais Ndakaaru lu fi nit di def. ci ñi ci war a jiitu nga bokk. Pape may ma tuuti. waaw. li nga bëggoon ma ne la def naa nangami xaalis ci Covid bi. bi Ndakaaru dajee ni ma nañu génn nangam wane ni noo ko defee ma ne nañ ko jox nit ñi comme ci nit ñi rek la jëm nañ ko jox nit ñi. mais loolu am na solo. ceeb bi ñu jënd distribué ko ci région de Cap-Vert ëpp na 20 tonnes. te ñu may dégg xaaral xam nga man Pape dama ne. ma ne loolu am na solo xaaral ma àggale. loolu dafa am solo. xaaral waaw. mais man xam nga fan la ma amee la solo. waaw seede bi yàlla ak seede bi nit ñi ñu ko seqal. mais wutuma seede rajo yeeg télé yi naan grand Serigne joxe na nangam. Rabbul Kaaba. wutuma seede collectivité lébu bi nga. waaw xaaral boo seetee collectivité bi laa lay wax parce que ñun bay ci sa oom bala ñuy jox ma demba wala ma paate jox ko lébu yi ko gën a soxla ndax ñun sonn na ngi fi. noonu laa ko doxale mais pour ànd ak délégation ndey ji réew la jaraaf ñu dem bureau Daouda Diallo taxaw di grâce la collectivité lébu joxe na 5 millions man du ma def loolu Pape ba yombal xiyaam du ma ko def du sama jikko du sama bind te doyu ma defin boobu. nit ki booy dimbali sa moroom Covid bii lii def nii dañuy dimbali nit ñi. dañ leen di dimbali waaye nit boo ko tanee te di ko dimbali wax dëgg yàlla war nga koo suturaal te dimbali nga koy dimbali. man noonu laay doxale te it loolu laa gëm loolu lañ ma jàngal. Pape lu baax yàgg na fi te télévision amul. rajo amul. d'accord da nga daan toog Ndar ñu ne demal kër Marème Diop Matar boo wàccee Ndakaaru. boo wàccee ci gaar bi dem kër Marème Diop Matar da nga añ da nga reer te daan la fi tëral kon lu baax yàgg na fi. dëgg la xam nga ni balaa la wax nga ko. ci saayir loolu mooy liñ ci war a def. ci baatin nee nga ma doo fi nekk di wax ak di ma wax lu ngeen ci def ak lu ngeen ci lu def. mais war ngeen ci am taxawaay. waaw Pape ci laa dëkk xam nga lu tax balaa li ci jiitu ci jullit parce que ñun duñu ay yéefar ay jullit lañu mooy tuub. safirullah. ñaan yàlla bu jéggalu. mais il faut ñu partager ko. il faut ñu wax ko ñi ñuy xam. waaw d'accord naa ñaan. waaw yàlla. waaye nag am na nag ci biir Ndakaaru mag ñi ne bu ngeen jaaxlee ba jaaxle def leen nangam. loolu buñ koy def soxlawul télévision. waaw mais soxla na buñ koy def ba xaaral buñ koy defit duñ ko def ba pare génn ni presse bi ñun lébu yi daje nañu def nañu nangam man. ci sama gouvernance bii ma toogee ci collectivité lébu d'accord ma ci méthodologie. xanaa sa gouvernance amul ministère de la communication. am naa man xanaa la xamoon loolu lañ. non dama ne xanaa amul. parce que boo may wax gouvernance déggoo ma ne man loolu lañ may rek pas gouvernance bi téye ko rek d'une manière traditionnelle mais pas d'une manière officielle comme vous voulez faire. même traditionnel. waaw ci biir loolu. même traditionnel warul mën a ñàkk. waaw d'accord am na mais dama lay bëgg wax ni la. ñoom xamul lu may xool ak ñoom toujours. grand Serigne tu communique pas mooy sama problème ak suma staff. Grand Serigne tu ne communique pas vous communiquez pas non. dafa am looy ragal. déedéet. non lan la kon. man yàlla bindu ma ci xalima ak ragal. waaw mais dama kon lan la damay nit koo xamante ni bii. bu coow baree dëgg réer. kon fii mu ne ci Sénégal noppi mooy wurus. réew mi fi ñu toll nii noppi mooy wurus boo ko seetee kilifa yu bari ñu ngi daw télévision ak rajo yi. xam nga lu tax. ay gune yu ñàkk teggin. gis nga bi ma jógee fii. di nga gis ñu ma saaga ci internet bi fukki yoon ak juróom. kilifa yu bari
daw nañu réew mi kur leen. dugal ci néeg tëj ñu ni pat déglul man bokkuma ci ñooñu. man bu wax xam nga li tax ma ñëw fii tey war a wax. dama xool déglu ñëpp pendant 3 mois maa ngi déglu nit ñi. kenn ku ci ne maa ngi leen di suivre. ba nag ni man sama wax jot na waaye man du suba télévision bii ginnaaw suba rajo bële ginnaaw suba man def gëwuma loolu dama gëm ni lu baax yàgg na fi Pape te yàgg naa siiw te télé amul rajo amul. waaw d'accord loolu mën nañ la ko nangul. waaw mais xam nga lan laa mënul a nangu man. waaw mënuma ko nangu benn yoon. mooy yow mën nga. loolu libre nit. waaw non loolu moo am sax. dama ni li ma mënul a nangu mooy yow sañ nga ko en tant que chef supérieur. mais au moins mën nga am ay nit yoo xam ni war nañ di mën a wax collectivité bi war nañ mën di wax ak journalistes yi ci activités yi nga xam ni mais au moins grand sëriñ wala collectivité lébu ñu ngi koy def. loolu mënut a ñàkk. dama la jox benn secret. voilà loolu mënul ñàkk ma jox la benn secret. ok gis nga su ma soxla woon lébu yi tey ni dama bëgg ñu fekk ma méridien président tey suba ba lay midi mu fees dell te du am communiqué ci rajo man awma benn rassemblement bu may def mu am communiqué ci rajo mooy sama méthodologie moi je surprends man da ngay bette. ween wi man nampe la. lan nga bëgg a wax ci waaw man sama ndey ceddo la du ma nit koo xam ni damay xëy di li may def muy senn di man dama defee noonu man damay bettee dama ne la bu ma soxla woon suba lébu yi laax ci région de Cap-Vert ñu leen méridien à midi balay midi 30 méridien fees dal te du wax communiqué ci rajo waaw loolu nag Pape man loolu moo ma jig bu ma ko bëggee didiloo tey du ma ko didi déedéet didiloo du ma ko didi Ndiaye xam nga man li xam nga yaa ngi naan ma doo communiqué man dama am staff boo xamante ne bii ñooy aujourd'hui à l'heure où je te parle et je profite de l'occasion pour les féliciter Covid bii ni muy métti ñu ngi en tournée dans la région de Cap-Vert avec la délégation à l'entrepreneuriat DER pour des financements aux jeunes et aux femmes de la collectivité lébu Pape lii boo ma ko waxul woon du kenn du ko yëg. mais lii c'est important. waaw non soo ma laaj. mais lii dafa am solo man xam nga fan la ma amee la solo. ñoom nañu koy defal. waaye pour wax ko ñëpp yëg ko amaluma solo et je profite de l'occasion pour féliciter infiniment les jeunes cadres qui sont aujourd'hui les gouvernants de la DER. D'une efficacité, d'une disponibilité et d'une capacité intellectuelle hors pair. loolu wax dëgg yàlla maa ngi leen ciy sant. je profite de l'occasion pour sant leen. waa DER yëpp góor yaag jigéen ñaag ñëpp ndax Covid bi li muy metti ñu ngi takki masque. di dawal ñoom seen oto bàyyi seen i chauffeur di dem ci ay rencontre di rencontrer famille di wax ak ñoom les femmes malaiseuses di wax ak les pêcheurs ci ay voitures frigorifiques di wax ak ñoom ci ay financement au niveau de Diender au niveau de Mbambilor au niveau de Kër Moussa kon loolu wax dëgg yàlla maa ngi leen ci sant di leen gërëm kon man sama liggéey laay wax Papa Ngagne bu fekkee ci presse sec la ah dégg nga ni liggéeyu ma waaye daal ñi ma ko seqal daal muy région de Cap-Vert ñoom xam nañ ñu ngi liggéey. d'accord léegi bu ñu dellu si waatee ci Covid bi. wax nga ma vraiment sa taxawaay. maa ngi ciy profité aussi sant waa Diender. parce que waa Diender bi Covid bi amee dugg ci seen biir metti woon na waaye yàlla def na lépp jeex na comité de gestion ba nga xam ne tey moo nekk fa ca biir Diender tey gérer tracteur ba ñu leen jox ñoo jëkk a génne 1 million pour dem jënd ay thermoflash ñooñu samay nit lañu. maa ngi leen di sant di leen gërëm. d'accord parce que tracteur boobu maa ko ñaan président mu yóbbu ko Diender ma may ma ko ma yóbbu ko Diender. mu jox ma tracteur ba yóbbu Kër Moussa ma profité ci occasion bi sant waa Kër Moussa ndax fan yi ñëw nañu di waxtaan ak man ca tracteur boobu pour comité de gestion bi waxtaan ak ñoom ci mbirum suuf sañ fa am ak suñu mbokk chrétiens yi. kon kañ Pape dafa bari xaju fi. d'accord fi mu nekk nii Covid bi. mi ngi gën a doy waar comme ni nga ko waxee jombul ñu dem ci ay ëllëg yu gën a compliqué ci Sénégal ci wàllu économie. oui ban message nga ci am. waaye président de la République gis nga na xam lenn réew mi on va vers des ajustements lu leer la li nga xamante ni bi moom laa koy xelal il a tendu la main à l'opposition sénégalaise ñëpp gis nañ ko. nu ubbi gouvernement bi. d'accord. toutes les forces vives de la nation. ak fu ñu féetee ñëw gunge ko jàppale ko pour réew mi gën a avancer. d'accord parce que man jàpp naa ni. loolu nga koy xelal. waaw xam nga lu tax. xam nga laaj ma lu tax. parce que dama jàpp ni. dañu jóge ci ay élections. contestées. je veux nommer monsieur Idrissa Seck que je respecte beaucoup
avec qui j'ai des relations extraordinaires. mu contesté ñu dem ba ci yàgg mu jël loolu lépp teg ko ci suuf waaye kooku ku ni bëggul réew mi da ngay wax. dégg naa fii ci ay rajo ak télé ñu naan Idrissa Seck waxul nangam maa ko woo mi ngi may dégg ni ko Idrissa noppi gi ngay noppi mooy wurus. mais yow te ngaa noppi rek te bañ a noppi la ñëpp. waaw non xam nga noppi gi du question. mais nit ñi aussi dañuy soxla information. nit ñi aussi dañuy Papa Ngagne dama lay yëgal benn affaire. xam nga bu ma d'accordul. d'accorduma nit koo xam ne dafa ni wax ak ay moo yorum réew. réew day toll ci jamono yoo xamante ne bii. ñi ko ŋànk dañu daje waxtaan wane yoon woo xam ne réew mi day jóge ci guta. mais boobaa opposition dootul amati. waaw déedéet. su ñëpp noppee ni nga ko waxee. Papa Ngagne te ci démocratie la ñu nekk aussi. Papa Ngagne je salue le président Abdoulaye Wade. ok bi Abdou Diouf tolloo ci diggante en 1988 ba guerre yi xeex yi metti réew mi jaxasoo ba mu woowee Abdoulaye dans la au niveau du gouvernement il y avait l'entrisme Abdoulaye dafa dugg ci gouvernement génn jël réew mi. fa leen Abdoulaye Wade ñoom ñëpp fa leen mën a ñoom ñëpp ñii politiciens de cette génération ñoom ñëpp fa leen Abdoulaye Wade mën a. parce que l'intérêt général de la nation su taxawee. opposition bi day taire ses problèmes. gis naa sax ñu naan voilà nañu auditer ceeb bi voilà 1000 milliards yi waaw war nañu wax fu mu dugg mais dafa teel na di man xamal waroon xaar ci ñoom na Macky indiwaat yeneen 1000 milliards ñu fagandiku ndax benn bakkan rek amul njëg. donc yow transparence bi 1000 milliards yi amu ci solo maanaam xool fu mu toll ak fu mu dugg nañu dugal xaalis bi rek. Pape xool ma ndax nuru naa la façon boobu. mais ni nga waxee. ñi nga xam ne dañu wax na leer. nga di noonu wax ji du moment boobu c'est-à-dire xam nga nañ dugalaat yeneen 1000 milliards. déedéet xam nga lu tax ma la wax loolu. bala ngay àgg ci demander des comptes opération bi dafay jeex tey jii xanaa xamoo ne am na lu ma ci d'accordul man. comité de suivi bii ñu créé jox ko général bi. man d'accorduma ci woon dama d'accordoon ci comité de veille et d'alerte. veille ak alerte mooy li nga ni léegi d'accord loo ci. déedéet xam nga veille comité bu toogee ñuy commencer day xool tey alerter. waaw loolu ñaari affaire yooyu bokkul de Pape bu yàq sama waxtaan bokkul. évaluation lu jeex lañ koy def wala évaluation à mi-parcours amul mais Pape xam nga lu Sénégalais yi woteel président guddi ñu toll Macky loo def doy nañu. habilitation. waaw. xam nga kooku bu ñeeku naan waaw dañ koy auditer nañu jox il faut ñu xam ñaata la mais jotagul. bu jotee mbaa du wees. waaye mais non wees ak ñàkk wees xam nga actuellement Pape xam nga. d'accord fan yi ñu toll. 1000 milliards yëpp génnegul. dama ne dañu waroon wax gouvernement du Sénégal nañu wutaat beneen 1000 milliards gànnaayoo ko ndax jàngoro ji ma ngi gën a garaaw. te la ñu génnee 1000 milliards booba tolluwul fii mi ngi gën a yokku nañu waajaat lool. d'accord li nga koy xelal troisième mandat bokk ci de xanaa. Pape nag yaa ngi politique. non dama lay laaj rek li nga koy non. xam nga nag affaire troisième mandat moom xam nga Pape waa xaaral. li nga koy xelal affaire troisième mandat boobu léegi yaa ngi koy xelal. affaire troisième mandat moom politiciens yoo koy atte seen biir ak cour constitutionnel. man électeur laa xam nga non Pape. ak ñi jàppale politiciens yi aussi ak ñi leen di jàppale. jàppale wu ma président réew mi laa jàppale. man ba jàppale wu ma président de man réew mi laa jàppale. troisième mandat du man maa koy atte coow lii fi am nag daanaka amoon na fi ci jamono Abdoulaye Wade ba mu defee constitution boobee mu def nit ñi ni warul dem élection. ñu xeex ak moom cour constitutionnel. génn ni Abdoulaye Wade mën naa dem élection. yal na yàlla saral yi xam sëñ Sidi Mokhtar Mbacké. amiin moo woote ni bu sañoon réew mi ànd ak dal te bàyyi élection yi mu dem ci jàmm. am ñu gàntal loola Macky mi bokk woon na ci ñu ko nangu yàlla dogal mu jël réew mi kon électeurs yow defoon loola ña nga fi. Nous sommes à l'ère de la démocratie. Faisons confiance aux électeurs et aux cartes. man li ma gëm mooy bañ gàtte woote xanaa xamoo ni Pape Ngagne man d'accord moon ci limitation de mandat
d'accorduma ci woon bi ma président woowee di ma ci laaj sama xaalis dama ne ko Macky mu ne ma ne ko nunguma ko tey bu du woon paquet si nga def tey ci biir référendum bii du ma ko wote mi ngi may dégg yaakaar naa bu ma sax mu dégg li may wax mu ne ma lu tax ma ne ko dootoo gouverneur réew parce que sa xel ci mandat lay nekk. déedéet buy jeex. déedéet ña nga àndala lay wor ña nga àndalay wut pexe ku ne di xalaat maa koy donn te xëccoo ndono nag bu amee ndono la yàqu kon man loolu du sama problème politiciens yi ko séq ak sénégalais yi war a woote ëllëg ak cour constitutionnel ñooñu la xam nga man lu may xaar élection jot na ma jël sama carte ña ko séq rek ma xool ka ma ca doy waaye naan mën naa am ak ñàkkal man dama koo jàng man jànguma droit atte ko naa fekk la di ndegam juriste yi maa ngi dégg ku ne di wax réew mi di tasaaroo ku ne di wax waaye nag man. mais lii dafa am droit mais dafa am leneen itam. dafa am ay kàddoom par exemple droit lam ca wax la moom lam ca waxoon la te jombul ni dégg nga ko. waaw xam nga Pape nga yow fan nga juume. waaw. atte politicien jàppe ko ne sa bopp te doo politicien. politicien yëpp ñooy wax lu respecté wul seen kàddu bu nu. xanaa gisoo maire yi bu ñuy wut sax maire yi naan danaa defar tali danaa defar kii te tali sax du seen compétence kon Papa Ngagne bul nekk ni yow journaliste nga doo politicien politiciens yi seen i wax ba koog ñoom ñu attee ko seen biir ndax amul benn politicien boo fi lim mu ne la lu ma la mës a wax dëgg la lu ma def dëgg la amul. mais boo leen bàyyee ak seen biir te lépp di dellu ci askan wi te ne nga yow askan wi nga fa askan wee koy atte mais Pape Ngagne ils sont minoritaires Sénégal fichier électoral bi agul 7 millions 6 millions nangam nangal la ñu ngi ci 14 millions la ñuy wax xaw ma 15 millions. mais Pape Ngagne ñooñu toog 16 millions ñu toog seen kër yi toog tey war a wote. mais ñooñu politiciens yi ñoo si gën a tuuti ñooñu koy atteel la. kon dafa jar xuloo jarul ngaayoo. jarul xuloo jarul ngaayoo jarul taalum réew te encore maa ngi wax réew mi bu leen defe ni taal réew mooy solution ndax kii laaj réew mi war naa ñaan yàlla fekk réew mi ci jàmm. kii tamit war naa ñaan yàlla bàyyi réew mi ci jàmm waaye foog ñu taal te dama gis ne léegi ku wax naan waaw xoolal waaw sénégalais soo leen wooyee du ñu génn waaw xoolal li xew États-Unis xoolal waaw woote tasum réew ñun dañ fa àgg waaye réew mi ñoŋ ku bëgg a jël fekk ko ci mu ñoŋ ndax réew mi jagul bañ koy taal bu réew mi nee jàndang dama lay jox benn anecdote bu ki ni wédey ba muy waaj a xeex ca Tchad dafa tàggu ci baay bi chef de tribu la woon mu ne ko guerre bii ngay bëgg a dugg soo ma déggaloon di nga réfléchir 20 ans bala ngay def guerre mu ne ko lu tax mu ne ko waajal 20 ans de guerre bu noppee waajaatal 20 ans de réconciliation kon taalum réew na politiciens yi laaj carte yi mais bañ a wax nit ñi ñëw leen ci réew mi kaa leen ñu taal ko kooku ku koy xelal sax doo nit ku baax te ñun nag li ma ci naqari Pape Ngagne coow li lépp kenn bëggut a taal Mbàkke kenn bëggut a taal Tiwaawan Ndakaaru rek la ñu bëgg a taal Ndakaaru nag duñ ko taal xam nga lu ko waral. waaw léegi lu tax nga joxe exemple Touba ak Ndakaaru da nga leen bëgg a méngale ak Tiwaawan. déedéet méngoo wuñu. waaw mais pourquoi nga joxe woo exemple feneen. ngaay non sama kii àgg foofu rek yaa ko gisa noonu. non Touba Tiwaawan Ndakaaru. déedéet non waxuma sax Touba Mbàkke laa tudd. waaw Mbàkke. waaw kañ dama bëgg wax ni ma doon waxee Mbàkke ka wax laa doon bëgg a àggal damaa bëgg a gàttal rek. dama lay bëgg wax ni yeneen dëkk yi kenn du ko taal mais Touba taal nañ ko fa di lu jekkadi lu ñaaw lu xamadee ña koy def amuñu yar amuñu teggin te jëw lañu sëñ Touba sëñ Touba li mu jàngal murit yi mooy yar ak teggin ndax moom ba muy xeex jaatu nafsi la def dafa xeex ak bakkanam jëlul benn arme kon jomb la na tey ñu naan ay ndaw yu xamadee nga Touba di taal ay pneu ci foo xam ni sëñ Touba fa nekk te nag Pape Ngagne maa ngi lay wax benn affaire Touba titre foncier privé la sëñ Mountakha su mu sañoon mu ne ko diw génnal boobu reewane la ñu war a génn ci réew mi ku jóg rek dafa ne da ngaa war a taal ay pneu ku jóg rek da ngaa war a taal oto jàmbu waaye Pape Ngagne nañ waxante dëgg nag nit ñi nañu ànd ak yar ak teggin nag ndax réew mi yar ak teggin na ko yore président
président de la république bii nga gis Macky Sall kuy nit ku baax sax soo ko xoolee am ci moom kersa ndax yar ak teggin ñu bari li ñu ko bëggee mooy yar ak teggin te Pape Ngagne yar ak teggin yaakaar naa ne jullit bu ko amul sax doo dugg àjjana kon nañu dellu si waat ci valeuru yar ak teggin Sëñ Tuubaa bi muy résister ci résistance am dëgg dem Gabon dem Gànnaar dem Dahomey dem Côte d'Ivoire fépp ñëw benn bal musta tàkk te mission bi mu amoon yëpp réussir na ko waa kon képp koo xam ne taalibe Sëñ Tuubaa nga li war a jëkk ci yow mooy yar ak teggin. dëgg la dëgg la wax nga ko léegi xam naa ni bu ñu toppee lu bëri ci wàllu actualité bi Covid bi yaakaar naa ni liñ ci abordé am na solo message yi nga ci joxe itam nekk ay message yu. xanaa ma mujjee fenn rek. ceeb bi ñuy joxe ci réew mi daanu dajul suuf waaye Pape man ku yërëm Mansour Faye laa. ku ko ñeewantal laa. ndax ministre de la République mënoon a jël sa directeur de cabinet baa nga jël sa DAGE. baa nga jël say conseiller technique. yónni leen en mission ñu wër réew mi. mais à lui seul. partout pour la transparence ak gis li muy demee. réew mu nekk dem na fa. pour taxawee loolu ay la yéwén. soo bëggee dëgg-dëgg rek. ku ma ñeewantal la waaye nag. yàlla am na pay. dëgg la. yàlla am na pay. d'accord xam naa ni ñu abordé question yi bu ñu sañoon wax dëgg yàlla émission bi yëpp ñu jagleel ko ndax message yi ngi ci def ay message yu am solo la waaye nag dafa am ponk boo xam ni junj nga ko léegi muy wàllu suuf si ci Ndakaaru ak jafe-jafe yi nga xam ni am na ci yëpp ci loolu tey ndax mën nga ma defal état foncier wu Ndakaaru ak li fi nga jàpp ni tey lébu yi daanaka ci wàllu suuf ñoom ñoo ko féetewoo. Pape li nga xam ne defal état bi tey. Pape état bi du fi xaj bu ñu waxantee dëgg rek état bi du fi xaj. parce que léegi yaa ngi may junj ne ma Massamba Kokki Diop bi muy ñëw da nga ma wax ni ma ñi ngi ko dalal ci. ca Dém moo nekk siège yu BCEAO. waaw booba kon fekk na mu nekk suufu lébu yi foofa. waaw ndax mi ngi koy nekk ba tey ak feneen fu mel noonu ci plateau ak feneen ak feneen. waaw Pape xam nga suuf. am na ci yu nekk bail am na ci yu nekk ay titre foncier. waaw xam nga Pape suuf. moo lëmbe réew mi. réew mi nag laa wax waaye nag Dakar ma ci ëpp li ma ci concerné. suuf dafa am aada. suuf soo xam ne suufas aada la. avant la colonisation ñan ñoo fi dëkkoon. mooy ñun. bi ñu ñëwee administration coloniale bi réglementé ko bi ko administration coloniale bi réglementé it jàpp nañu xel ni lébu yi ñoo fi fekk baax. waaye Pape xam nga ñun suñu maam lu ñu ñaanoon. dañu waxoon ni képp ku fi ñëw na nga fi am tedd nga ba fàtte fu nga jóge woon. suuf si sab lébu yee ko moom ñoo fi fekk baax bi. boo demee Fuuta suuf sëpp Fuutankee ko moom waaye xam nga luy sunu cat nag mooy capital bi fii la. ginnaaw lébu yi dafa am beneen xeetu lébu. mooy seen xéewal wala mooy seen cat. xaaral cat la. déet mën nga ko jàppee cat mais keneen. kon xéewal la bu la neexee. waaw xam nga parce que mètre carré bu mën a dem ba 300 000 wala leneen bokkul ak beneen mètre carré. mais xam nga Pape ginnaaw lébu yi. dafa am yeneen xeetu lébu yi fi nekk. di nga fi gis tey portugais boo xam ni ñetti maamam fii lañ leen suul kooku lébu la. di nga fi gis malenke sama meilleur xarit mi ngi may suivre xam naa ni Omar Diallo c'est mon ami d'enfance malenke la yaayam fi lañ ko suul baayam fi lañ ko suul mos ta dem Guinée kooku lébu la. kon foncier bi li nga xamante ni bii tey nag fi lañ toll mooy Dakar ci boppam ñoo am jafe-jafe. waxuma lébu yi mais ñi dëkkee Dakar nga xam ni bu Dakar doon tàkk tey duñ ko génne amuñu village.
tey jii am na ñoo xam ne bu jëyee amoon Dakar du ñu fi fanaan. am na fu ñuy fanaan am nañu dëkkuwaay. te loolu nag mooy problème bi nga xam ne moom la gouvernement yi du bii gouvernement du beneen mais moom la gouvernement yi fàtte. sonal lébu lan moo ci seen responsabilité lébu yi. ah Pape xanaa yaatu. ak baax ak laabiir ak yéwén ak nu ngoo bokk suñu alal. kon suuf si da ngeen koy maye. déet xam nga fi mu toll nii ci région de Cap-Vert Dakar amul benn suuf bu lébu moom te suuf saa ngi fi laaj ma lu tax. c'est l'état central. Senghor moo indi la loi du domaine national en 1964. domaine national boobu ba mu ko indee lam ci jublu woon mooy tënk lébu ci suuf si. ñu dem ba ci yàgg ñu indi dans la décentralisation sur l'acte 3 les transferts de compétences jël suuf si tey jox ko maire yi. ci diggante Ndar. ak Kaffrine ak Saloum yëpp ay maire ko yore. ñoom bu ñu lotissé tey. mais luñ ci fekk borom seen yoon nekku ci de. waa xaaral luñ ci fekk nga yore ay kayit moo xam boole moo xam titre foncier la xaaral parce que. suuf nag Pape dafa compliqué. gis nga soo ma dégloo tuuti rek. d'accord lu bari dana leer te nit ñi tamit. bëgg nañu mu leer. d'accord maa ngi lay dégg. sur l'acte 3 de la décentralisation. c'est des compétences très transférées tey les domaines. boo demee tey Thiès maire ba mën naa lotisser bu lotisser day jël suuf sa jox ko ay citoyen citoyen ba nekk Thiès mën naa am parcelle Thiès waaye citoyen bi dëkk Dakar tey amul fenn lotissement fu muy amee suuf. Pape Ngagne xanaa kon Dakar waxat na. xanaa jaaxle na xam nga lu ko waral. la loi du domaine national. foo laal ñu ne la domaine national la waaye nag dafa am leneen lu ci yokk Pape. xam nga lu ci yokk titre d'état. fii sa maam nga fi daan indi ndékki mu dee nga fekk sa baay mu fi bay tey nga ñëw ñu ne la titre d'état la moo ma topp nga xëccoo taxaw daje ñu ñëw jàppale yóbbu tëj ci kaso bi. je profite de l'occasion pour remercier le procureur Bassirou Gueye et le ministre de la justice parce que du ma jóg ci ñoom ndax injustice yu mel noonu. mais am na ñeneen ñu ko bañ di mën a jàppe leneen dul injustice. waaw xaaral Pape. am na ñeneen ñu ko mën a jàppe leneen mooy am na ñu ko mën a jàppe lébu bi wala ki nga bëgg a wax mën na jël suuf bi jox ko kii bëgg ko jox keneen. loolu nekk leneen aussi. dama la ci leeral la lu bari. xam nga boo ma déglu dama la ci leeral man dama bàyyi la dara. dama lay bëgg wax ni la. il faut je commence par l'état d'abord. avant de venir sur les lébu qui sont certains qui sont des faussaires sur le foncier mais dama bëgg wax ni li état tëral d'abord. tey jii boo xoolee l'aéroport Dakar Yoff bi ko tubaab yi jël réquisition lañ ko jëlee fekk na ñun ñëpp suñuy maam yor fa ay tool ñu fay leen ay impenses ba tubaab bi demee da koo jox le gouvernement du Sénégal jël ko en 1972 versé ko ci patrimoine u ASECNA ñu dem ba ci ak gouvernement Sénégal am beneen aéroport bi dafa ñum waaye Pape. mooy fi ñu daan wax tànk lañ ko doon wala du noonu. waaye Pape xaaral. aéroport bii ngay gis tey. d'origine 800 hectares la. ñu di ko coppati ci nguur yu bari ba mu nekk tey à peu près 600 hectares. bi coow li amee ci waa Tobago. ñu bari xamuñu nu Tobago yi. waaye Tobago xamu nu mu demee. agression suuf si agression ay titre jàmbur jaayante ko jëndante ko te benn kayit amu ci dara baaxut ñu xëy état toj mais bi état tojee xam nga lu ñuy wax état waru woon toj kër yi état waru ko toj. état nangam xam nga tax Pape état dañ koo tooñ mu toññar bi moom it xam nga tax dañ koo tooñ mu toññar état fan la nekkoon. ba nit ñi di construire loola. tamul si ko seetaan. te état warta toññar bi. voilà mais ba ñu ñëw tamit di toj kër ya amul sommation. ay kër yu ñu tabax ba pare. waaw loolu ba mu amee.
déggoon naa la ci itam nga ñëw pour jàppale leen. ci loolu waa booba nekkuma sax ci réew mi. maa ngi dëkk bu sori. Canada. waa Yoff jóg di ma seet si dem dajeeg waa Dakar ni grand sëriñ ñu leen dafa tukki ñu woo ma téléphone ma ni def leen ma haut-parleur ñu def ma haut-parleur ma ni waa Yoff bàyyi Babacar Mbeng day ji réew Yoff mu ne ma ne ko dem leen ngeen toog xaar ma ba ma ñëw. ñu daal di delluwaat dem toog xaar ma ba ma ñëw. ba ma ñëwee ba ma wàccee ci aéroport bi laa dem Tobago ci guddi gi xool ko filmer ko le lendemain ma recevoir la. mais xam nga lan laa ciy wax président ku ci jara sant la. te ba solution amagul ba léegi. déet am na. lan mooy solution bi. koñ Pape président daf ma ci dégg ci télévision am ñu dem ni président grand Serigne il est versatile il est contre toi ndax li mu wax tey waru ko woon wax te booba la ma wax lan la man ba ma yëgee loola. ca njaal benn gi am na ñu fa dëkk président di ma recevoir ma seet ko dama ne ko président am nañ njobbe lu ma dégg dama dégg ne da nga def décret ci pourtour aéroport bi mu ne waaw ma ne ko ki la ko defloo loolu lu rëy ndax foofu dëkk nañ ko ba pare président ba da nga koy toj mu ne ma man sama fukki xel xalaatul ma toj Macky Sall gémmiñam sama noppi mu jóge fi dem Bonn tukki xuloo administration am ci biir xam nga dañu toj miiru aéroport bi. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Revue de presse am ku ni lébu yi dañu tabax ba ci taatu avion yi c'est pas vrai. président recevoir mais loolu aussi am na lu ci amoon. parce que ci ginnaaw miir ba am na ñu fa doon tabax. waaw déedéet Pape c'est pas vrai man lu ma la wax rek fay ko bor dafa am ci miiru aéroport bi lu ñuy wax miir bi day def nii defaat nii ñu tuddee ko U bi dafa vide U bi xam nga pour lan la atterrissage forcé gaa ñi tabax U bi nag dajji U bi mais loolu lañ la wax nii. xaaral Pape ba ñuy toj du loolu la ñu toj kër yaag foofa mat na 1 kilomètre. d'accord ba ñu tojee loolu ba pare te la ko toj xuloo administration la du ma ci dugg. déet boo bëggee leeral kay mën nga ko ma àgg ci président soo ko bëggee leeral kay. xuloo administration ma àgg ci président. waaw ni ko président bu calamité amee yow la ñu yaakaar. bu inondation amee yow la ñu yaakaar. kon bu lu mel ni amee yow la ñu yaakaar. mu ne ma grand sëñ lan moo ciy xalaat ma ne ko nga dimbali leen. ay président boo leen mayee teene te nga leen a may ndàmpaay. Tobago nekk 336 parcelles tey président jël na 336 parcelles yamu ca de mais da caa boole jox leen ndàmpaay coow li nag bari na ci diggante bi. ndax mën nga ko leeral nu mu demee. xam nga lu tax c'est-à-dire fan la leen ko jox ndàmpaay bi naka la demee ku ci bëgg a jot naka nga mën a def loolu itam ñu bëri bëgg nañ ko xam. waaw pap ngañ xam nga président de la république ndeysaan man dama ko yërëm xam nga lu tax. ndax sénégalais yi ku jóg dootoo wax sax ministre président de la république dafa mel ni les gens ne font pas confiance au ministre de la république et là ça demande au président de la république de réfléchir sur les membres de son gouvernement dama ni président de la république daf ni nañ leen jox ñu seet ñaari titre benn bi nekk Ngor benn bi nekk Yoff ba ñu demee xayma ko jekki-jekki ñu ne waa Tobago sax mer nañ fi avant les élections ba seeti Amadou Ba def sitting ndax way dañu doon utiliser nañu jox suñu suuf tout ça loolu am na fi mais tey jii ma lay wax président am na zone de recasement boo xamante ne bii ñoom ñëpp logé nañ leen ñu ngay signé seen i bail te li may wax bu dul dëgg bu subaa di nga ko dégg. non man ba démb rek. dégg naa ku ma ci interpellé. ni ma ñun dañu am problème. Tobago ba léegi jotaguñu suñu ay parcelles. xamaguñu naka la ñuy mën a def pour jot ko. te ñun dañ ñu ko jaay ñu am suñu ay kayit yu clair donc mais loolu. man dégg naa ko waaye Pape dama lay wax nag jaay bu dee fekkee terrain yi nekkoon Tobago benn kayit bu leer amul ci c'est pas vrai amul bail amul titre foncier ils ont agressé des titres d'État am na ci benn titre foncier boo xam ne ça appartient à la BHS
parce que ça a été hypothéqué au niveau de la BHS mooy Tobago bi ñu toj du loolu mais li am tey laa la wax dama ni képp koo xam ne bokk nga Tobago bokkoon ci ni ñu listé bi jox nañ la bàyyi nga war ko signé ci impôt et domaine. dafa am nag lu am. dañu jékki-jékki fa ñu joxoon waa Yoff titre ba nekk Yoff ñu joxoon leen fa ñu constaté ni y a un abus ñu ne nañ ko annulé ñu annulé ko indi leen fii ci zone de recasement fii ñuy wax BAD kon je dis solennellement que le président de la République a respecté ses engagements. ba ci ndàmpaay yi. daf leen a dimbali. ba ci ndàmpaay yaa jëkk. ñu ngi may dégg et je profite de l'occasion pour féliciter d'ailleurs la commission qui avait travaillé largement ak jigéen ña ca nekkoon nag. ñoom ñëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant ci taxawaay bi ñu ci taxaw ba gain de cause am ci ba lépp yàlla dimbali ñu am ci ñu am mais Pape problème boobu moo gën a tuuti ci problème foncier bi. ah bon waaw. kon lan nga ci bëgg a wax. waaw mais Pape xam nga xanaa kon littoral bi la mooy géej gi. non Pape nag gis nga littoral bi littoral bi daf may reetaan noonu su ma déggee nit ñi naan littoral Pape c'est un débat qui n'est pas sérieux hein. ah bon. ah oui c'est pas sérieux ak ñi ci intervenir yëpp nga jàpp ni dama ni xam nga li tax ma naan xam nga dama naan la c'est pas sérieux parce que le Sénégal fait 714 quelques kilomètres de littoral. Dakar ba Cap Skirring. mais débat littoral bi li ko indi. débat bi lan moo ko indi Pape. li ko indi gis nañ ko gis nañ. taxawaay bi non gis nañ ni ci. non àgg ci rek yow comme xam nga ko. non li ko indi xam nga ko xam naa ko. waaw mais wax ko ñu dégg parce que sax ba tey da ngay xam dara ma xam dara nga lay wax ko lu ko indi wax ma ko. non wax ma li ko indi rek. ah déedéet yow laa koy laaj gis non littoral bi et puis. xam nga j'ai Pape je veux te dire. xam nga littoral bi vraiment ñun lébu yi nga xam ne ñoo. c'est politique ou c'est pas sérieux nga bëgg a wax. waaw non c'est pas sérieux c'est politique c'est pas sérieux parce que nit bu ñuy wax nañu wax lu sérieux littoral bi laa lay wax ñun lébu di nga nit ci dégg déggoo ci benn lébu laaj ma lu tax. lu tax. ñun du ñu dëkk ci tefes lébu yi nekk ci tefes yëpp géej gee leen fekk si ñun li ñu ci bëgg te muy lu ñu ciy laaj ñun muy suñu problématique mooy suñu site mystique yi ci nekk. mooy lieu de culture yi. waaw dégg nga de mais li ma la ci wax nag mooy Pape littoral bi da nga ciy génne Saly Portugal société d'aménagement de la Petite Côte SAPCO da nga ko ciy génne dégg naa ñu ne nañu toj hôtel yooyu yëpp Pape kooku c'est pas économique quand même c'est des actes de sabotage c'est des propositions de sabotage nañu toj Radisson waaye Pape Radisson Abdoulaye Wade ko fi def waaye rafet na. non ñi ciy wax ñu ci bëri egguñu foofu li ñu wax mooy kër yi la ñuy wax kër yi nga xam ne nit ñi dañ fa dëkk loolu la ñuy wax. xaaral li ma lay wax. man lu may teg bët la te lu ma ni jomm la. gis nga corniche bii man fi laay daw suba bu nekk. Kër Senghor laay gaare sama oto daw ba monument de la Renaissance xam nga loolu. kon xam naa li fi nekk. tey jii restaurant Radisson fi mu nekk buñ fa taxawee ñun am na ci foofu site mystique. côté yooyu moom la ñuy wax kàkkalam est-ce que yaa ngi may dégg. bu baax. mais dama bëgg a wax maa ngi dégg li ngay wax bu baax. tey ci seen si boo limee mystique yooyu fukki kër. ndax am na fukki kër. ñuy wax ñëpp nañu recenser 10 maisons ni 10 maisons yi sont dans l'illégalité te Pape dama lay wax benn affaire nag. littoral bi. mais ñiy wax waxuñu waxu illégalité waxuñu loolu waxuñu illégalité xam nga foofu kenn mënu fa tabax loo xam ni amuloo kayit du le permettre ak autorisation bu le permettre nga def ko fa. kenn waru faa tabax sax. waaw kon kay loolu la déglu ma Pape. waaw. littoral dafa am loi. domaine maritime dafa am loi. loi bi def ni. fi vague bi dal. bu ko weesoo 100 mètres ca gannaaw. bu fekkee géej gi yéeg na. waaw 100 mètres ca gannaaw. ba foofa kenn waru faa tabax. baa bokk ku fa tabax état mën na ko toj à tout moment. parce que autorisation précaire et révocable lay doon. xanaa kon man ànduma ci. mais dama ne boo déggee littoral te littoral bi mat 700 et quelques kilomètres.
te am des investissements économiques dans ce pays. On ne parle que des maisons, de 2 maisons, 3 maisons. Je dis qu'il y a autre chose qui les anime. moom laa doon wax dama ne période Covid bii du période de revendication yu ñàkk fayda yooyu xam nga ñun li suñu préoccupation ñun lébu yi ci littoral bi xam nga lan la. wax nga ma ko. déedéet àggaguma ci. ne passé wul lieu de culture. déedéet c'est l'érosion côtière. La mer est en train de manger. tey boo demee tey ngaje maanaam soo jógee kusum mooy fii xabru Seydou Nourou nekk sallallahu alayhi wa sallam jóge fa dem ca biir plateau côté yooyu école des arts fa la nekkoon. tey fa géej ga nekk fa lañ daan fowee. on doit trouver une politique sur les régions côtières. mu am 4 ministères yu mu concerné l'aménagement. à savoir l'urbanisme. L'environnement. Mines et géologie. Et le ministère de l'économie maritime. te ñoom li ñu leen ci dégg sax bariwul économie maritime. alors xam nga le ministère de l'économie maritime. gis nga bi ko gars yi di créer économie maritime. mais aujourd'hui amatul chance avec le ministère du pétrole. tout le pétrole et le gaz se trouve dans la mer. ba ñu def nomenclature bi di wax économie maritime boobu Ablaye Wade am na ay péripéties nu géej gi ci la pétrole bi nekk. mu dénk ko Djibo Ka rey mu laaw yàlla ko yàlla xare àjjana. amiin. kon le ministère aujourd'hui de l'environnement gis naa ko muy xuloo ci ay mbuusu plastique l'objectif mooy géej gi y a un grand technicien qui est un frère que je connais très bien Pape Goumbalo di doomu góor gi Maguette Lo bu Linguère ñu mel noonu la ñu war a dajale ñu wax ñu littoral bi lañ koy def. d'accord. xam naa littoral. demal Maroc les plus beaux hôtels se trouvent à littoral. demal Dubaï demal Espagne. donc nous demandons nous les Lébou l'aménagement du territoire du littoral l'aménagement je dis bien l'aménagement. leer na li nga wax kay mooy ñu defar ko mu rafet. mu rafet. d'accord léegi xam nga nag sa wax warta mën a ñàkk. yow itam waaw loolu laa ci wax. non sa waxtaan laa wax. waaw sa génn warta ñàkk. déedéet buñ la déggee non xaaral rek buñ la déggee nga wax war nga xam ni tëju du sa cër. war nga génn nag di wax ak nit ñi. maa ngi wax waaw d'accord non loolu dafa war nag. d'accord léegi ci loolu da nga wax léegi ci lieu de culte yi. lieu de culte yooyu du doon rek musiba ci xëy na ci Lebu yi Ndakaaru lay doon. parce que lu bari bu ñuy wax rap yi. moo tax ñuy wax. fu ci ne am na ku fa nekk. ñu naan maam diwa nekk fii maam diwa nekk fële maam diwa nekk fële. yan matuwaay lañu mën a jël. ba lu mën a xew. kenn du leen laal. waaw xam nga Pape loolu concertation la. gis nga tey jii le gouvernement du Sénégal. doit ouvrir ses portes à une concertation large sur le foncier. et sur le littoral. tey jii Yoff xale yi nga xam ni judd nañu 80 ba tey du ñu am fu ñu dëkk. te mu ne dama daan dégg ñu naan suuf si Lebu yi dañ daan wax suuf si suñu maam yi bàyyi lu ñu ko fi suñu sët yee ñu ko dénk. waaw daan naa dégg loolu noonu lañ ko daan wax. voilà exactement dama ci loolu laa jëm. waaw kay boo demee tey jii Ngor. maa ngi nuyu Jaraaf Saliou Samb. tey jii problème mu lycée la ñu am lycée amuñu site bu ñu ko def maa ngi demandé solennellement le président de la République d'ailleurs ci recasement bii ñuy def nañ ci prévoir lycée Ngor. xale yi Ngor dañoo mer ñoom la ñuy wax Ngor debout nee naa leen nag tey nañu toog Ngor debout moom léegi toog leen te bàyyi leen ak mag ñi ñu waxtaan ak réew mi waxtaan ak borom réew mi. lii ñuy dagg ci diggante bi nañ ci may Lebu yi. nañ ci may Ngor may ci Yoff may ci Wakaam may ci ñi dul Lebu autochtone te dëkk Dakar. waaw d'accord mais yéen bu ngeen di ñaan. est-ce que waru leen woon dépasser ñaan. bu ñu demee est-ce que waru leen woon dépasser ñaan. ñoom moom. waaw. ñoom moom pourquoi muy ñaan. waaw est-ce que waru leen woon dépasser ñaan. nous sommes à l'ère de la République. waaw c'est la République et force reste à la loi tey jii suuf si tuddatul Lebu yee ko moom c'est la loi du domaine national. mais amu ci ay espace yoo xam ni tey. en location la nekk. wala Lebu yi ñoo koy fayeeku. est-ce que loolu amul attends gis nga le régime précédent je salue mon père Abdoulaye Wade ndeysaan dafa xamoon suuf xam valeur am. tey nii mooy terrain non immatriculé tey nii yi fi nekkoon yëpp ay toolu jàmbur la woon dañoo xëy immatriculé au nom de l'État versé ko ñu xëy ñun Lebu yi dajeeg Macky Sall ni ko lii nag
nañ ko dindi parce que yow yaa taxawoon sa campagne ni lébu yi danaa leen delloo seen suuf Macky Sall nii pexe mi dafa sori mais dana ci def sama kéemtalaay kàttan pour ñu delloo leen seen suuf mooy profité ni ko lii na ci may lébu yi waxuma lébu yi rek Pape mais Pape aujourd'hui xam nga ban politique le président war a indi la politique des HLM la politique des SICAP pour que ñi dëkk Dakar di ay Dakar waate du ñu ay lébu am fu ñu dëkk ëllëg tey toute la jeunesse dakaroise dañu jaaxle amuñu fu ñu jëlee kër amuñu fu ñu jëlee kër man ma wax ko amuñu fenn fu ñu jëlee kër ndax boo amoon xaalis di ko jënd sax amoo foo ko jëndee kon tey jii lu mel ni pôle de Diamniadio lu mel ni pôle de Daga Kholpa lu mel ni pôle de Lac Rose président lu ko teree jël 200 hectares jox ko Yoff 200 hectares jox ko Ngor 200 hectares jox ko Dakar ni nañ ko jox la génération de 40 ans. d'accord mais loolu mooy yoon. d'accord léegi junjoon nga fi aéroport bi. léegi nekk aéroport militaire. léegi lan moo ci ëllëgam léegi ba léegi dafay rester ak état bi wala yéen am ngeen ci taxawaay lan ngeen ci xalaat. Pape gis nga camp militaire yi nekk fii. booba àll la woon soldat day sorub dëkk ndax dëkk boo xam ni ay bomb ay lacrymogène ay munitions lañ fa suul bu tàkkee réew mépp dee tubaab bi ñuy def fii camps yi c'était pour isoler les camps xam nga àll lu koy dàq Pape àll tool xam nga lu koy dàq dëkkuwaay camp militaire yi nekk fii dañ fay war a jóge nañ leen yóbbu ci àll d'accord nañ leen yóbbu ci àll bi xam nga Pape waxtaan wax dëgg te la ab maa ngi sant soldats yi je suis solennel maa ngi leen di sant du plus petit au plus grand gradé mais dañoo war a génn dëkk mais non xajatuñ fi Pape mun noo dëkk ak ay bombe ak i lacrymogène ak ay munitions bu xëyoon tàkk lay dee day bari nañ dem ci àll bi d'accord mais tey ci alalu lébu yi. ci wàllu suuf daan naa dégg ñu naan palais bi suuf si mu nekk ak yeneen place Pàkku Lambaay bi am na lu ma ci doon dégg. am na yeneen bërëb yu ma doon dégg. xam nga loolu tey am na lu ci des. am na il y a plus de 63 titres fonciers de la collectivité lébu may ma tuuti rek lu mel ni Pàkku Lambaay lébu yi am nañu kersa sax di ko laaj bawol yi. mais ñu ngi ciy am dara. bawol yi am na lu ñu leen ciy jox. waaw ñu nga leen cay jox ndàmpaay lañ leen cay jox sax du dara xam nga Abdou Diouf je profite de l'occasion pour le remercier d'abord mon très cher père mag ñi dañ ko seeti mu jël titre yu bari def leen jox leen ko sous forme d'usufruit defar leen loué leen jël leen xaalis bi waaye suuf si état ko moom ñu am ci ay projet mais concertation bi la ñu bëgg. yan projet ngeen ci. non xam nga man yàlla dafa def Bassirou Diagne ma jur. daf fi bàyyi ay estives. suuf su bari mag ñi dañ ko dajale ba mu jekk ñu ni duut ndooy mu ne ñu ni ko wóoru nañ la téye nu. ñun bi ñu ñëwee toog dañoo def délégation seeti duut ndooy ni ko mag ñi nañu la wóoloo woon noonu lañ la wóoloowaate. téyel nu man xam nga lu ma d'accordul dagg suuf si di jaay. kon suuf soosu ñu ngi koy jaay. waa xaaral déedéet dama ni man li ma d'accordul. waaw man li ma bëgg tey aujourd'hui ci Dakar. xoolal fu mel ni parc Amazout 5 hectares la 5. boo demee tey ci Médina baa nga dem tey ci biir Dakar Plateau. wala nga dem tey Gueule Tapée xale yëpp ci ay perron la ñuy fanaan ay kaw étage ak ay waañ ak ay salle. nañ ko dagg bañ cee jox benn sëriñ Dakar jox ko xale yi man xale yi ma jaaxal c'est les enfants qui sont là et qui ont l'avenir flou et précaire parce que as gor soo amulee foo dëkk mooy jaaxle gi gën a métti ci pap te ñooñu nag du ñu lébu yi rek daf ci am ay lébu yoo xam ne c'est les Dakarois le président def ay logements sociaux jox ko xale yi Dakar ñu am fu ñu dëkk. en tout cas mi ngi wax 100 000 de. waaw mais ndax te mu gaaw fii ñuy dagg ci aéroport bi ñu naan zone de recasement lan moo tax président mënu fi def 3 immeubles yoo xamante ne bii les enseignants de primaire qui sont à Ngor qui sont à Yoff qui sont à Ouakam nga xam ne le logement coûte cher à Dakar ñu wutal leen fa ay kër ñu dëkk fa def ko maison de fonction. mosoo ko wax xanaa. déet tey maa ngi wax ni ñi ànd ak moom baa mu di ba dégg da ko def. d'accord c'est une bonne chose. parce que les enseignants Pape sont fatigués. Les enseignants sont trop fatigués
les salaires ne sont pas très bien bu ñu ci bëggee génne location ci biir Ndakaaru day metti nañ defar lu met ay comme ni ñu ko defee rek professeurs yi fii ci Mermoz professeur bi lu ma ëppalee enseignant bi nekk CP tey jàngal xale bu ndaw bi soog a jàng lu mu ko ëppalee xanaa diplôme waaye nag maître bay daj di jël car rapide di jël Ndiaga Ndiaye suñu amee benn logement boo xam ne ci environnement immédiat la buy xëy day jàngi day dox ñu def ko maison de fonction ku ñu affecté nga bàyyi ko fi ku ñëw nekk loolu mooy vision bi ñuy demandé président de la République mu teg fa tànkam ci fan yi nekk. d'accord grand Serigne xam naa nag waxtaan bi daf ñuy dab. Malheureusement temps bi xaw nañ ci sax sori loolu xam naa ne jàpp nga ni sax war nga koo sentir loolu waaye nag waxtaan bi mu am solo. waaye Pape dëgg yàlla Pape may ma tuuti rek. non dinaa la may xam nga mais dama la bëgg a expliquer rek ni la am nañu mbégte bu yaatu. jërëjëf ci recevoir la. te loolu moom yàlla lañ ko seereel. te itam lépp lu ñu doon xaar itam ci waxtaan ak yow gis nañ ko. xëy na waxtaan bi di nga gis questions yi contradictoire waaye lii rek lañ ci bëggoon. waaw liñ ci bëggoon rek mooy am lu ñu génne ci yow. waaye suñu yéene du jàll la. du loolu moom loolu wax dëgg yàlla du suñu yéene. du suñu bëgg-bëgg. xam naa loolu moom ma seddeel la ko moo tax rek ma lay wax loolu. ma lay gërëm bu baax. man je te respecte beaucoup, di la j'ai sant beaucoup d'estime et de considération. jërëjëf parce que man damay déglu. te dama lay déglu. noonu laay remercier eh bien alors Assane Gueye. maa ngi koy déglu chaque matin. position am ci Covid bi. ak participation am c'est extraordinaire. effectivement parce que Pape yéen a mën a defar réew mi yéen journalistes yi. dëgg la journaliste warul bokk ci ko yàqam réew. dëgg la dafa war a fekk réew mi di waaj a soog a mu soqi ko génn ko fa. dëgg la kon man maa ngi lay sant. jërëjëf li ma ci yokkaat mooy. xale Kër Moussa. maa ngi leen di dégg ci mbirum suuf soo xam ni ñoo jàngu bi ñoo ko seq. maa ngi profité di sant bu baax l'abbé Benjamin Ndiaye. wax naa xale yi ni leen abbé bañ leen xamee ba léegi du ñu tooñ. titre foncier nag ka ko moom moo ko moom. nañu ànd ak yar ak teggin. Pape ñëwaat ci xale yi Ngor nañu déglu. ndax ñun ñu ngi dox lu tax président def li mu war a def. guney Wakaam ñu ngi leen di wax ngeen déglu te bàyyi xeex. guney Yoff ñu leen di wax gawar gi maa ngi leen di wax ngeen toog te déglu. Wakaam nag coow li fi nekk ci wàllu suuf ci 5007 bii maa ngi ciy féliciter le ministre Abdou Karim Fofana. ministre de l'urbanisme. bu fekk situation boo xam ne situation bu flou la ay nit ñu jënd terrain plus de 100 terrains. amuñu kayit mu génne leen jox leen ko waaye nag titre foncier privé la Wakaam ko moom. su waa Wakaam di ci jàppante nan leen bàyyi waa Wakaam juboo ci seen biir jox état finalisé. loolu laa ci ñaan li ci des mooy Pape. maa ngi ñaan réew mi ñu delloo ci xel yi ànd ak jàmm. maa ngi santaat xale yi. waaye xale nag da yërëm mag seeni baay seeni maam feebar bi ñoom la gën a yab. ñu ngi ci géej gi te Pape kat fi mu ne sarax yi ñu war a def ci géej gi mateegul de. ñu ngi dee rek nañu def ndànk ñaan nag gouvernement bi nañu jël seen matukaay. un état ne doit pas être faible. am na lu ma rafetluwul tey maa ngi gis barki démb ci télévision bi waa gàddaay ñu jàpp leen jël ay fital di ko dóor jigéen. je pense que kooku c'est élégant pour un homme de loi. c'est inélégant. waa gàddaay recevoir naa leen plus de 7 ans ñu ngi ci seen combat boobule. mais policier boo jàppee nit citoyen mu obéir say ordre nga ne ko yéegal mu yéeg Pape Ngagne kooku dafa jaar matara. déedéet jarul jël taatu fital di ko dóor. waaye loolu rafetul te ñu ngi demandé Aly Ngouille Ndiaye. sa alkaati yii na leen wax lii ñuy def kenn wu. et nous demandons que vous menez une enquête pour savoir pourquoi il ose faire ces bavures là. c'est inacceptable dans une république. di sant bu baax Pape sëriñu Sénégal yi. maa ngi sant ñëpp di jaale góor gi Tafsir Sakho. góor gu baax la woon. di ko jaale sëñ Mbaye Mansour. di ko jaala nag sama benn jabar ñu koy wax Adja Sakho di doomam di séeg sama rakk. yërëm ko lool am jom maa ngi koy sant fii. sant it sénégalais yëpp. ndax fan yi dama am toj sama soxna dafa wàññeeku
ñëpp ñëw seet si maa ngi leen koy sant di leen delloo njaal di leen wax ni àdduna nag lu baax Pape wax lu baax def lu baax ak suturalante ak njariñ nit soo ko taree da nga koy dimbali président de la république nag du ku ñuy xeexal guddi ak bëccëg ku ñu dénk réew mi la ku ñu dénk réew mi da ngay fexe ba muy nelaw waaye foo jóg defe ni fitna te réew mi képp ku ci woo fitna te nag bëgg nga réew mi war na set na laa ragal am réew soo ko bëggee da nga koy ñangay ñaan yàlla fekk ci mu ñoŋ gërëm jigéeni réew mi ndax dépense yi doyul jigéen ñay fonde jigéen ñay def Dubaï jigéen ñay dem Chine jigéen ñay jaay caagri guddi te loolu yëpp bu ñëwee ca kër ga lañ ko yóbbuwaat tout à fait waaye ñun bu ñu amee loolu góor ñi xam nañu def dañuy takkiwaat ñaareel ba ñetteel pap kon maa ngi leen di sant di leen gërëm di sant it ki nga xam ni moom la yàlla dénk mu nekk fii Youssou Ndour moom fii opérateur économique la c'est un Sénégalais patriote gis naa leen tey seen dajaloo dem ci président de la République pour solidarité sur l'annulation de la dette c'est un acte noble réew mi nag Sénégal c'est un pays de valeur de saluer la diplomatie sénégalaise parce que le président de la République a atteint ses objectifs dans la diplomatie parce qu'il a fait du Sénégal un hub moroomam yëpp naw ko loolu nag ñun bu ñu koy nawadil ñun suñu bopp la ñuy xeeb Pape daal sant naa la lool jërëjëf sawar naa nag ci waxtaan ak yow nuyul ma nag sa papa ndax sama xarita dëgg la Diagne dina yàlla yàlla guddal sa fan amiin Diagne yàlla boo jéem dara loo tële amiin Diagne wax ji nag maa ngi xamal réew mi ni man li may wax toujours rek doom yi ñëpp laa dëgg la waaye waxtaan bu jotee nag dëgg rek a ca neex waaye xale yi daal nañu dal te xam ni réew mi ñoo ko bokk. mais rendez-vous yu mel nii di nga ko mën a joxe au moins même bu ñu koy def par 6 mois sax. ñu ciy waxtaan parfois sax dina ci baax. xam nga ndeysaan. te encore maa ngi ñaan xale yi waaye bàyyi leen saaga yi ci internet. kilifa kenn du ko saaga. surtout Sëñ Touba. valeur la. surtout Seydi Hadji Malick valeur la. ñooñu dañu war a rey ci ñoom ak di leen suturaal. di leen dimbali waaye tey c'est l'arme des faibles bala ngay am jàmm rek tëju sëb néeg tey li ma ci gën a metti nag état major politique ya koy def de kenn ku ci ne yor nga 10 xale yoo xam ne da nga leen formé ci informatique bu ñu waxul lu la jublu rek nga xale yi démarré mel ni ay xaj yu ñu yebal tarak tak saaga ndey waaw kii nangam dañuy sos sax di ci boole. Pape loolu rafetlu ci réew. te Sénégal mooy dëkk boo xam ne dëkku tedd nga la nag wax dëgg yàlla. nañu bàyyiwaat xel. ndi réew mi yàllaa koy teg ci loxo ku ko neex buñ koy xëccoo nañ ko xëccoo ci ngor ak jàmm ak salaam. dëgg la asalaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf kon mbokk yi mu nekkoon seen émission spéciale boo xam ne ñu ngi ci doon ànd ak tey ak Pape Ibrahima Diagne nekk grand serigne bu Ndakaaru yaakaar naa ni yéen ñi doon seetaan émission bi am ngeen mbégte lool ci dégg bi ngeen ko dégg ak itam question yi ni ñu ko abordé leeral yi nga xam ni indi na ko ci waxtaan bi nga xam ni def na ko message yi nga xam ni itam indi na ko muy ci wàllu Covid bi muy ci wàllu foncier bi ak ci li nga xam ne ay message la jëm ci ndaw ñi rawatina muy waa Yoff muy waa Wakaam muy waa Ngor ñooñu ñëpp mu nekk ay message yoo xam ne jàpp naa ni ñi mu ko jëmale dégg nañ ko te dinañ bàyyi xel bu baax message boobu te ñu bàyyi ko moom kilifa gi li ci war incha allah dina ko def su ko defee xel yëpp mën a dal xol yëpp mën a giif lépp loo xam ne moo nekkoon seen ay doléance jàpp naa ni nekk na yitteem moom grand serigne te war ngeen mën a am yaakaar itam ci moom bu ngeen déggee ay kàddoom kon mbokk yi ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen jox rendez-vous incha allah